fi ngeen nekk nii yéen a ngi si village de Tortue donc village de Tortue mi ngi nekk si réserve bu ñuy wax réserve botanique bu Noflaay donc réserve botanique bu Noflaay nag yàlla dafa def ñu ngi si loxo Eaux et Forêts donc ministère de l'environnement en particulièrement seen directeur monsieur Baydi Ba donc tey jii ñoom ñoo tax ñu nekk fii daal donc ñu fi nekkee tamit dañ fi nekk tamit pour aar gàncax gi ak mbonaat enclos bi ñu nekk nii xeetu mbonaat bi ñu fi nekk nii bu dee si tubaab mu ngi koy wax tortue Géocolone sulcata géo boo xoolee terre la donc sulcata ay mooy tortue sillonnée parce que dafa am ay sillon si carapace léegi si wàllu olof mbonaat bi ñu koy wax xun parce que li tax ñoom olof ñu koy wax xun parce que bu fekkee ne dafay tëbu donc wax moment boobu dañuy dégg mbonaat bi ñuy def ay bruit foo toll da ngay dégg bruit bi xun donc moo tax olof yi tuddee ko xun mais nag bari na tur am na tur si pulaar yooyu yëpp tout cela donc ku nekk ñu ngi koy tuddee làkk bu nekk waaw. tey mbonaat bi dañuy faral di dégg mbonaat dafa mën a gudd fan kii à peu près war na am ñaata at. waaw mën na dund bon 150 ans mooy. si wolof téeméer ak juróom fukk. téeméer ak juróom fukk mën na ko dund. d'accord waaw ba pare poids am mën na dem ba téeméer. mën na dem ba 100 kilos. d'accord donc moom mooy poids maximum. waaw léegi nag bokk na si xeet bi nga xam ne ñoom la yàlla gën a sàkk ci gudd fan. parce que xëy na ñoom li ñuy lekk parce que dañ ne mbonaat ñetti groupe la dafa am groupe bu nga xam ne moom la ñuy wax mbonaatu suuf ñoom mooy comme mbonaat yi ngeen mel ne woon nii te mbonaat yooyu nekk herbivore ñu koy gis ci Sénégal di ko dalee boo xoolee dans le nord-est du Sénégal. côté Matam Linguère ba Ourossogui donc da nga koy côté boobu mooy cosaanam Baraneeru Ferlo donc moom day dëkk fi gën a tàng daal ci Sénégal bande sahélienne bi. léegi nag moom aussi tamit day mi ngi ci yeneen dëkk. lu mel ni boo demee tey jii Mauritanie di nga ko fekk boo demee Mali di nga ko fekk boo demee Niger di nga ko fekk boo demee Tchad di nga ko fekk donc dañuy topp bande sahélienne bi donc léegi nag Sénégal nekk na dëkk bu nga xam ne moom. tey ji bi ñuy wax ne ñii aar mbonaat yi tey jii ci Afrique de l'Ouest Sénégal rek la am waaw Sénégal gii rek la am ci Afrique mën naa wax ne ci Afrique sax en général. ñoo xam ne waaw voilà ñu ngi aar mbonaat yi donc xëy na yeneen dëkk yi dëkk réewu nasaraan yi yooyu ñoom ñu ngi ci biir bu yàgg donc américains yeeg ñeneen donc mu nekk li nga xam ne daal ñun suñu taxawaay bu ñu xoolee ne am na ci dëkk yooyu tamit. ñu xool ne bu ñu ko aaree fii xëy na dinañ dem ba mu amal njëriñ dëkk yooyu tamit. waaw. mais daal expérience bi Sénégal lañ ko njëkk a testé. waaw donc réussir na aussi waaw te réussir na parce que tamit nit ñi des fois nit ñi dañuy woo nit ñi man de sama mbonaat bi daa feebar wala sama mbonaat bi dafa am problème ñu xalaat conseillé ko si nekk lan lay lekk léeg-léeg mu jël mbonaatu ndox. ne ñu mbonaatu ndox mi de mburu laa koy jox ak jën fekk mburu ak jën du lekkam moom carnivore la parce que moom dafa war a lekk moom ci milieu naturel am da nga war a xool espèce bu nekk fu mu dëkk lan la fa am lu mu am foofu moom la war a mën a dundee bu dee mbonaatu suufi la dañuy lekk ñax yi foofu dañuy lekk courgette sauvage yi donc bu dee tamit mbonaatu ndox yi biir ndox mi day am ay gunóor yi nga xam ne bu amee clair de lune dañuy tàpp ci ndox mi ñëw lekk ko dañuy lekk criquet yi dañuy lekk tamit crapaud yi. d'accord donc ñoom sont carnivores. d'accord carnivore mooy li nga xam ne moom. dundewul ñax daal. dundewul ñax. gis nañ fii dafa bëri ay pax yu mag a mag a mag ñoom ñoo ko gas wala dañ leen ko gasal. waaw bu dee mbonaat suuf yi ma wax ne dañ dem ba 100 kilos ñoom ñooy gas pax yi. parce que ñoom boo xoolee seen tànk yi dañuy am ay wee yi nga xam ne dafa dëgër dina leen permettre ñoom ñu mën a gas. léegi nag gas bi ñuy gas ñoom mën nañ ko gas bu lu tolloo juróomi mètre. 5 mètres waaw ci suuf 5 mètres ci suuf. parce que li tax ñoom ñu koy def parce que bu tàngee ñoom forcément dañuy gas pour ut seddaay bi moo tax ñoom ñi faral di gas ni
léegi nag en général aussi jafe-jafe yi day nekk ci kër yi parce que nit day yore monaat mu nekk lu tuuti mu dem ba ngànd nekk ci kër gi monaat bu bëgg a gas bu commencé gas laal fondement bâtiment beeg yooyu di nga am problème donc il faut que monaat bi dem def ñu débrassé wu donc soit que aussi tamit am na ñi nga xam dañ koy yore ci kër gi mu nekk béton rek lay nekk bu nekkee béton kese monaat bi moom daf monaatu suuf la donc bu gasul tamit defu ko day dem ba tànku kanam yi mën na fa jaaree lafi donc parce que dafay soxla loolu liggéey boobu muy def pour travailler les applications. D'accord. donc ay jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy rencontrer ci nit ñi tamit. bu ñu nekkee ci voilà bu ñu nekkee ci nit ñi quoi. léegi nag moo waral nag bu ñu ñëwee dañuy gas ay pax yu mag ah. donc làqatu fii pour mën a def seen terrier bu guddi gi jotee ñu dugg ci biir seetlu. toog tranquille quoi. donc boo xoolee nag ñoom dañu gas mu tamit monaat pour génne beneen côté bi. toujours fi ñu gasee moom la ñu génnee léegi nag ci kaw këll bi boo xoolee. dafa am ay sion yooyu bu gasee ba pare moom lay jël liim day mel ni day liimatee. sion mooy lan sion boo xoolee ci kaw moom mooy. trait yi muy am yu wër waaw dessin boobu muy am muy wër. léegi nag dessin boobu nag muy am muy wër doo xoolee dañuy teglante. léegi bu duggee ci biir pax bi dafay mel ni da koy liime. day jël même forme terrier bi léegi boo demee moom dina mën a dugg génnaat. donc moom noonu lay moo tax ñu wax ko monaatu suuf. moom mën na gas laxatu ci biir paxam. d'accord seen accouplement naka lay demee dañuy nen dañuy jur. waaw ni muy demee accouplement bi monaat day tëbu. góor bi nag mooy yéeg parce que bu góor bi li dem yéeg bu góor bi foo ko gis biir bi dafa noox. d'accord nooxaay boobu muy def mooy tax mu mën a yéeg ci kaw bu jigéen bi. waaw léegi nag seen accouplement day di lay waxtu yu bari des fois mu dirait 1h30. d'accord aussi ñoom dañuy am période bi nga xam ne ci la ñuy tëbu. ci ñeenti weer ci année bi. léegi bu ñeenti weer yooyu jeexee ñu préparer ñeneen ñeenti weer yi nga xam ne dañu war a nen ñoom dañuy nen. waaw ñoom nag bu ñu nenee dañuy suul. parce que dañuy jël pax bu nga xam ne toll na 50 centimètres. mu nekk sorte pyramide. donc bu nga xam ne léegi bu ñu jëlee nen yi def ko ci biir. donc nen yi dañuy yéegante. léegi nen yi di yéegante noonu. ci nga mën a xamee bu góor bi ak bu jigéen bi. parce que yi nekk ci kaw dañuy tàng ba 30 ba 32 yooyu ay jigéen lañ. yi nekk ci suuf dañuy sedd 30 ba 28 yooyu ay góor lañ. température bi mooy déterminer sexe bi. donc même ci nen bi ngay xamee ne bii. waaw ni ñu ko tegee mën nga ko xam quoi. waaw voilà waaw léegi après bu defee 120 jours nag ci suuf si. mu gas moom mu soog a génn boppam. waaw mais bii génn nag nawet ba nawet lay génn. d'accord comme ñoom amuñu yaay bu leen nàmpal dañuy xaar ñax mi génn ba pare mu taw yàlla ji tawee ñu soog a génn. mais te loolu nekkul luñ loo xam ne yow mën nga ko programme ñoom daal lay neex rek ñoom ñu xam ne nawet bi mu ñëw mbiru yàlla la. mais loolu yéeme na de. waaw loolu moom mbiru yàlla la quoi parce que boobu calcul boobu wax naa yàlla boo ko jagleel dañuy comme ni ñu nàmp il faut que may tooyal pour suuf si mën a tooy bu tooyee ñoom ñu soog a judd ñu bari nag dañ naan yaay ji da koy xool rek bu suur. donc fekk loolu c'est un programme naturel. bu borom bi quoi. tey mën na nen ba pare après yaay ji dee du tee doom ji day dund. waaw day dund parce que moom du ànd ak doomam. d'accord moom du ànd ak doomam mel comme yeneen mala yi nga xam ne ñu ànd seen doom moom bu nenee pare na ci doom ñi ñoom ñooy juddu ñooy demee de seen bopp. ñooy demee seen bopp waaw. tey yan jafe-jafe ngeen am fii ci parc bi yoo xam ne xëy na tey jii état bi waroon na ci teg loxo daan ndax mu gën a dem. waaw jafe-jafe nag bi ñu gën a am actuellement mooy que état bi gën ñu gëstu daal jàpp xamee ñu donc presse yi tamit ñëw fi nga xam ne parce que ñooy organe de presse yi bon parce que am na solo ñoom ñuy wone ñi nga xam ne ñun moom la ñu am Sénégal. parce que tey jii defe naa ne réserve bi boo fi duggee rek li fi nekk ci wàllu plante médicinale ci garab yi faj waaw bokkul ak monaat yi dafa bari donc ñun nag ñu dañ fexe ba def ay projet yi nga xam ne ku ñu ci jàppale tamit ñu jël parce que am na projet yi nga xam ne dañu war a identifier garab yëpp def ko ci parc ba ci tableau fexe ba tableau boobu ku ñëw mu liir garab gi xam lan mooy njëriñu garab gi
si biir réserve bi xam tamit gis photo garab bi ñu bind ko tamit français bind ko anglais. ñu ko mën a bind olof sax ñu def ko si. donc yooyu ay projet la yi nga xam ne ñu ngi siy séntu état bi. donc on a des projets yi nga xam ne c'est boo xoolee projet yooyu duñ ne pour ñun la mais pour askan bi la. donc lu jëm si wàllu environnement. donc dañu koy sant yàlla bu baax. yàlla tamit def aussi tamit am na ku nga xam ne mi ngi woon village Tortue ci ay ñoo bokkoon nekk di créer village Tortue. donc ñu koy wax Thomas Diagne ñoo ne àndandoo di liggéey tey jii mën naa wax ne ci Afrique moom la yàlla def ñu jox ko le prix de National Geographic. donc tey moom moo ko jël. xëy na nag ñu bari xamuñu ko siwul bu war a wax donc là dans ces conditions yu mel noonu man toujours damay ñaan yàlla président yi mën a recevoir yu mel noonu. ministre de l'environnement mën leen recevoir. pour encourager leen parce que tey jii aussi tamit gagné na prix bi nga xam ne instant bi may waxee yow moom mu ngi Angleterre. donc prix bi nga xam ne buuru Angleterre moo ko jox. kon nag ku buuru Angleterre jox dara te nga liggéey ko si Monarque. donc ba yegg si foofu kon Sénégal war nañu. dëkk Noflaay yi di Sénégalais nekk Sénégalais pur pour cent. donc loolu tamit bëgg naa suñu njiit ñu si bàyyi xel. parce que boo demee si réew européen yi ñoom nit bu ñëwee parce que c'est un trophée pour le Sénégal. ñu pàcc loolu pour ñëpp la. tey jii li ñuy def nii ñu ngi si liggéey mais ëllëg ñun dañuy dem bàyyi ko fi. mais dañuy ñaan yàlla préparer ñeneen ñi nga xam ne ëllëg bu ñu ñëwee ñoom dañ ko mën a jëriñu. ñu ngi ci quoi voilà. d'accord loolu daal. ñu xool yeneen partie bi xool yeneen. voilà. nga xam ne c'est un parti bu nga xam ne c'est ñu expliquer xale yi ak ñi ñëw di visiter naka la ñu mën a xamee fii ak Mbonaat parce que lii moo nekkee mooy écaille bi nekk ci kaw. ci digg bi ci kaw. ci ndodd bi waaw écaille bi nekk ci kaw trait yi ngay gis nii trait bu nekk benn at la boo ko wàññee. donc c'est comme garab ni muy doxee at yi. noonu lay atu Mbonaat di doxee. bu nekkee 10 traits mooy am na 10 ans. 10 ans waaw. d'accord donc trait bu nekk benn at. noonu lay def di tegu ay trait yow mën a kontaan. d'accord léegi nag fii ñaari këll la carapace mu nga xam ne biir bi lañ jël wane ko. léegi bii c'est pour ñu mën a expliquer nit ñi biir bi bu dee bu jigéen moo tax ñu def femelle. donc day nekk biir bi day tàcc. bu dee bu góor biir bi day nóox. parce que nooxaay bi mooy permettre bii tëbu mu mën a loger wu. d'accord donc ba pare bu góor bi yax bi jëm ci baat bi ci suuf mooy gën a génn parce que ñoom ñu góor yi des fois dañuy xeex lii mooy nekk seen défense yax bi kaw waaw léegi bu dee bu jigéen bi nag yax bi génnul trop boo ko xoolee noonu par ci kanam gi des fois mën nga xam ne bu góor ba ku jigéen bi mais pour nga gën ko mën a xam ne bu nooxee góor la bu kiiwee jigéen la waaw instant bi moom ñu ngi ci combat yi parce que dañ nekk en période de chaleur quoi li ñu nekkee nii en période de chaleur dañuy xeex bi mooy lii dañuy chargé. d'accord donc bu góor bi day ñëw fekk bële rek foncé. léegi nag si kaw nu mu koy chargé nii tamit des fois bu fekkee naka bett si baat bi mën na ko gaañ. complètement parce que yax boobu si kanam moom la bu góor bi di gis moom la koy toppee. di ko chargé. donc waaw. donc nii daal la ñuy xëccoo bu jigéen bi moo tax ñuy xeex. jigéen bi moo tax ñuy xeex parce que bële na la jigéen bi. d'accord bi dem noonu. waaw bi dem noonu jigéen la. donc moom moo tax moom nag la bëgg a topp quoi moo tax mu koy topp mu bañ mu topp ko di chargé quoi. moom noonu la ñuy xeex waaw. instant yi nag ñu ngi si période bi nga xam ne période accouplement bi la dañuy tëbu. donc instant bi parce que comme boo xoolee lekk nañ si nawet bi lu bari. léegi instant bi dañuy am kàttan pour mën a tëbu. léegi nag bu ñu tëboo 4 mois après ñu arrêté normalement tëbu yi boo xoolee ñu ngi koy arrêté si ay mois de janvier février. donc après léegi foofu période boobu bu jeexee. avant ngay dugg si avril bi booy waajal avril bi di commencer préparer nen yi. mais boo defee nen yi day dem avril ba day dem avril ba kii quoi. ba août. ok waaw juillet août. dina nen ñaata nen benn. moom benn bi mën na nen lu tolloox 30 nen.
donc 30 nen yi bu dee moraat suuf yi dañuy nen 30 nen mais mën nañ ko nen ñaari yoon. ba des fois ñetti yoon. donc ci at bi. donc mais bi ñu nenee 30 nen yëpp du nen yëpp ñooy baax. am na nen yi nga xam ne ay œufs blanches la ñuy nekk. donc mën nañu wax ne si 30 yi peut-être des fois mën nga am ay 5 nen yi nga xam ne du baax. bala des fois ay 7 yi nga xam ne du baax. donc ay œufs blanches lañu nag bu ñu ko jëlee nag dañuy gas. avant ñuy nen moom dañuy gas plusieurs pax pour jéem a nax bu fekkee ne am na animaux bu leen di xool. wala dara dañuy gas foofu mel ni ki fay nen après jékki-jékki changé waat. demaat feneen commencé nen bii nen nag moom da ngay gis ginnaaw gi lay dugal. ginnaaw gi lay teg. mais foofu avant nen yi di génn boo ñëwee xool ko rek booru bët yi day tooy xepp. parce que dafay onk pour def wàcc nen bi. day metti aussi waaw day metti parce que dafa am liquide bi wàccuwaale. bi pour nen yi mën a ritax génn. donc foofu mën na fa def lu tolloo ñaari waxtu ba ñetti waxtu pour mën a bàyyi nen. léegi nag bi bàyyi nen yi mu koy bàyyee muy suulaale ak tànku ginnaaw yi di suulaale di yéeg ndànk-ndànk bu paree nag dina tëdd foofu. lu yàgg fu mu def nen yi ba pare dina ko rondu lu tolloo une semaine du jóge côté boobu. waaw bu nga xam ne chaque jour day wër moom côté bu mu nen bu demee ba xel mi dal nag mu soog a dem complètement. te diggante boobu yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ak monaat yi amul dara loolu ci mën a jàppee par exemple ñëw assister ko si quelque part wala. waaw non boobu moom mënuñu si dara parce que foofu moom rek la parce que comme moom c'est prévoir mu am benn liquide. léegi liquide boobu donc moom moo koy aidé. saa yi bii nen. waaw ñun li ñu si mën mooy ñi nen ñu jël nen yi déplacé ko yóbbu ko benn partie bi nga xam ne am na grillage. pour éviter bañ prédateurs yi lekk leen. d'accord parce que bu ñu nenee ba pare dañuy am ay prédateurs. prédateurs yi mooy bari yi nga xam ne des fois dañuy ñëw mu am benn nen bu toj rek dañ koy xeeñcu. bu ñu xamee xet bi rek dañuy ñëw ne fii ay nen a fi nekk xaaral ñëw gas bu ñu commencé ñoom dañuy lekk nen yi. d'accord donc ak chacal yi. xaju àll yi yooyu yëpp dañuy lekk nen yi. léegi nag ñun dañuy am benn béréb bi nga xam ne moom lu ñuy wax écloserie. donc bu nenee dañ koy jël yóbbu ko foofu mais avant 24 heures. parce que nen yi bu fanaanee waxtu bu mu ko nen ni bu fanaanee rek waratoo ko la parce que embryon bi day commencer former. mais léegi dans ce cas ñun bu nenee si jour bi même mën nañ ko déplacer. ok waaw ñu su ko weesoo vous êtes obligé ngeen bàyyi ko sur place. ñu déplacer ko pour gën ko mën a aar mu nekk fu nga xam ne am na grillage am na lépp c'est protégé. ba foofu la ñuy juddoo. léegi dañuy xëy suba teel nawet jot rek nga gis même bi ñuy judd sax picc yi dañ leen di wër. milan yi ceel yi yooyu yëpp dañ leen di wër ak vautour yi yëpp dañuy ñëw wër leen parce que dañuy bëgg a lekk si ndaw yi. d'accord waaw bu dee si milieu naturel bi dañ ciy lekk moom. mais comme ñun dañ leen aar du ñu mën a lekk. d'accord te bu defee ñu mën a rëcc foofu nag lañ leen di jàppale quoi ñun. donc monaat am na ay secret yu bëri yu nekk ci biiram. waaw am na ay secret. waaw parce que boo koy topp tamit am na yu si mag yi wax boo demee chez les Dogons. Mali. dañ lay wax ne la ñoom bu ñuy jël benn décision. il faut ñu consulter monaat bi bu monaat bi génnee bopp bi ñu d'accord décision bi bu ko dugalee duñ si ànd. d'accord waaw ñoom am na kii. ci tamit Sénégal mag njëkk yi am na lu ñu si daan wax boo jëlee xaw ma këll bi bu dee nga jël këll bi nga jël xale bi nga xam ne xamagul dara nga fexe ba jox ko jiw nga muy jiw si këllu monaat yàlla da koy barkeel. donc comme moom monaat rek moom mooy dem bay saxal boppam. ay garab yi nga xam ne moom tey ji ci ginnaaw këram rek grain bi du ko digérer. donc moom bu ko bàyyee rek bu yàlla ji tooyee rek moom mu jebbi. day saxal bopp. waaw moo tax olof yi tamit tuddee ko monaat fii moo naat. d'accord. donc bi jógee ça benn naat. parce que fu mu nekk automatiquement dafay naat. voilà day naat quoi. dëgg donc léegi nag comme léegi gis nañ ne loolu tamit mi ngi si. donc war nañ mën a fexe mooy suñu objectif fexe ba nga xam ne si Sénégal. comme si partie bi mu nekk moom mooy partie bi ñuy wax le Ferlo. te foofu la avancement désert bi nekk. te comme avancement désert bi boo xoolee ay président ñoom ñoo ko créé lu mel ni président Ablaye Wade. donc le grand projet de la grande muraille verte. donc suñu président yi tamit ñëw jàpp si donc pour affaire boobu continuer. donc ñu mën a fexe ba fixer sol yi pour mën a éviter les avancements désert. tey ji bokk na si mala yi nga xam ne ñun jël nañ leen yóbbu leen foofu. d'accord pour ñoom tamit ñu mën fa jouer rôle boobu. très bien d'accord.
expliquer moo tax ñu def panneau bi. pour wax li nga xam ne moom mooy lay ñaay. lay ñaay nag ñu bari dañ koy dégg. naa si ñenn ñi xamul àll yi. moo tax xamuñu lan mooy lay ñaay. ñaay boo xoolee ay poche ndox la yi nga xam ne ay ndox bu fay jaar. yi nga xam ne boo ko xoolee ñu ngi ko commencé Lompul mu ñëw ba Dakar. donc topp presque Grande Côte bi. donc boo xoolee ñaay bi avant Sénégal di souffre sécheresse di am jafe-jafe ndox ñaay yi da daan am ndox at bi yëpp. nga xam ne si ñaay bi bu li ko wër yëpp dañ si daan gis ay tiir garabu tiir. parce que tiir dafa bëgg a ndox. léegi nag aussi am na ñu daan ñëw di jëfandikoo tiir yi. am na ñu daan ñëw ñi nga xam ne si ñaay yi dañ daan nappe bu njëkk ba. amoon na ay jasit amoon na ay yeew. yooyu yëpp mais bi Sénégal demee ba am suuf sécheresse donc si la ñu commencé perdre yooyu yëpp espèces yi. mais léegi ñaay bi garder nabam parce que boo gasee 1 mètre nga am ndox ba 2 mètres mais aussi tamit garab yi fiy sax si booru ñaay bi dafay nekk garab yi nga xam ne dañuy bëgg a ndox. donc ay garab yi tamit yi nga xam ne dafa raar la léegi loolu tamit bokkoon na tey jii si biir village de Tortue si biir forêt bi réserve de Noflaye donc mu nga xam ne donc dafa garder ay ñaayam. léegi ñaay bi tamit nañ si gis ay xeetu garab yi nga xam ne dafa daal jafe gis. nga xam ne da ngay dem fu sori pour gis ko. yu mel ni ay garabu looro da ngay gis ñaay bi ay famille ficus nga xam ne ay ficus la ñu koy wax fii Sénégal ñu koy wax ay famille dóobaali. donc yooyu dañ koy gis si boobu ñaay bi luy dem. ak benn genre xeetu ñax. mel ni kel romb naa ko fi. waaw garabu kel tamit am na fi. d'accord kel am na fi xewar am na fi. siddéem am na fi. neew am na fi. denn gindik am na fi. donc bari na daal. espèce garab yi nga xam ne. biñ ko étudier. waa université Cheikh Anta Diop. ICAT biñ ko étudier donc gis nañ ne fii aussi tamit gis nañ fi lu tolloo 150 espèces ci xeetu garab yi. donc picc yi tamit biñ leen étudier tamit picc yi def inventaire yi photo yi ñuy def. am nañu si ay presque lu tolloo 160 espèces oiseaux. waaw parce que tey jii béréb bi peut-être nekk na béréb bi nga xam ne aar nañ ko. bi nga xam ne tey jii dafay nekk daal laxatukaay pour mala yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si wet gi muy picc yi golo yi donc bar yi yooyu yëpp daal fii si dañu si bokk seen laxatukaay. waaw donc ce qui fait que tamit loolu mu ngi fi tamit daal. ci biir fii. ñun ñu ngi fii ci Sangalkam. maintenant ñu ngi leen di yóbbu fii ci Ranérou Ferlo. donc Ranérou Ferlo nag carte bi moo nekk nii. mooy carte Ferlo nord ak Ferlo sud. li tax ñu def ci point yi mu am mbonaat yi c'est parce que fii nii dafa nekk zone bu nga xam ne dafa am dañ fa jot a gis ay mbonaat. d'accord parce que ñi nga xam ne avant ñuy jël mbonaat yi dañ bàyyi ci àll bi am na ñi nga xam ne dañ leen yabaloon ñu def tolloo ñetti at. gëstu ba xam ndax mbonaat yi am nañ foofu. bu ñu demee bu wóor na mbonaat yi am nañ foofu ñu soog a ñun accepté pour mën a relâcher fii. d'accord léegi nag encore ñu jël foofu fii parc national préfet réserve bu ñuy wax réserve Katana. ñu jël foofu yóbbu fa ay mbonaat suñu lâcher yi njëkk yi foofu lañ ko def. boo xoolee lâcher yi njëkk yi moo nekk nii
ci affiche bi panneau bi parce que boo xoolee suñu premier lâcher mu ngi nekkoon boo xoolee 24 tortues mois de juillet 2006 lañ njëkk a def lâcher de tortue bi ñu koy def nag dañ koy préparé comme tortue yi fii lañ nekkoon kii man la ni ci photo bi ak fii donc ñu jël ko def ko ci ay caisse def ci ñaax pour éviter choc yi amati ko donc pour voyage bi daal ñu bañ a sonn ñu yóbbu leen guddi gi bu ñu yeggee foofu donc waa parc nationaux tamit ñu ngi fa woon mi directeur u parc nationaux ancien directeur bi ko ne leen Mame Balla Gueye donc ñu jël tortue yi aussi tamit utal leen ay antenne ñu ànd ak équipe scientifique bi nga xam ne tubaab lañu donc ñu jël antenne yi monter leen pour mën di topp mbonaat bi lu ñuy wax suivi lii nag la ñu bëgg a def tamit aussi tamit si Colis Alpha d'accord fii projet Mirail Vert d'accord léegi nag ñu jël antenne bi rek bu ko defee da ngay jël étudiant bàyyi ko fa moom étudiant bi mën na di suivre tortue yi tous les jours parce que tortue bi fu mu déplacé wu moom antenne bi mën na ko xam waaw même bu duggoon si kër bu jegeñee signal bi da koy signalé d'accord donc moom la ñuy balise yi da ngay bali donc nga xam ne dañu koy defal mbonaat pour mën leen suivre et bu ko defee moom si code bi appareil bi di nga am numéro mbonaat yëpp bu nekk da nga am chiffre boo tàppee rek boo ko bëggee seet da nga koy gis waaw mu nekk na si biir àll bi parce que boo gën a jegeñ mu gën a jox ay kii te dina couverture ba 10 kilomètres 10 kilomètres waaw d'accord donc nga mën a def suivi bi donc lii c'était en 2006 c'était en 2006 est-ce que boobaak léegi yéen a ngi koy toppaat wala waaw boobaak léegi ñu ngi koy topp parce que ba léegi ñu ngi fa di fa liggéey mbonaat yi ñu ngi fa ñu ngi si réserve Katane parce que si façon tamit bi ñu laloon plan bi ñu laloon pour topp leen dañ ñëwoon waaw ñun bi ñu jëlee mbonaat yi indi leen foofu te waxuñu population bi xamuñu ko dina doy waar ñu njëkk ñëw wax ak autorités yi fa nekk wax ak sous-préfet bi aussi tamit impliqué si rajo communautaire yi donc ñu gëm waxtaan ak dëkk bi mu jàll si rajo bi ñu def ci ay émission après léegi ñu fexe ci biir delloo bi ñu organiser organiser femmes yi en groupement accompagner leen ci wàllu agriculture parce que bi ñu ñëwee ñun dugg foofu gisoon nañ ne amoon na ay jafe-jafe si wàllu lekk bi légumes ak yooyu tout ça léegi yooyu tamit mu nekk ci ay projet yi nga xam ne ñun ñoo apporter financement yi jàppale jigéen ñi ci loolu pour ñu mën ko def ba am fa seen jardin donc loolu mu bokk tamit ñu ne kon kat mbonaat yi baax na fi parce que ñoo indi lii yëpp ñu defaat tamit beneen programme bu nga xam ne dañuy jël élèves yi di leen di yóbbu ñu visiter réserve bi après ñu ne élèves yi ñu ngi commencé xam ba ñu koy jàng sax léegi ñoom ci école bi ci lycée bi seen groupe yi donc léegi ñu ne léegi kat dañuy def caravane bu nga xam ne Ferlo lay démarrer ñëw Dakar di visiter réserve ñu ne loolu dañ koy jëfleel élèves yi nga xam ne mooy les 30 meilleurs élèves donc ci biir école bi ñu tànnal leen parce que bu boobaa ñu jël loolu récompenser leen ko ñu fexe ba organiser ay caravane bu nga xam dañ koy defar avec les sous-préfets de Ranérou def kaa IDEN def kaa parc national def kaa eaux et forêt ñoom ñëpp ñu jàpp si bu ko defee caravane boobu mën a déplacé wu parce que ay xale yi nekk si ay diggu Ferlo bi ñu indi leen si ay réserve yu mel ni ñëw gis village yi topp dem si yeneen réserve gis tamit Dakar parc de Hann yooyu yëpp tout ça après soogu delluwaat dina leen jox beneen gis-gis loolu tamit bokkoon na suñu liggéey bi ñuy delloo mbonaat yi la d'accord maa ngi ñaari xeetu mbonaat yi nga xam ne mbonaatu ndox la mbonaatu ndox moom dañ ne yàpp lay lekk ak jën mais nit ñi dañ koy yore ci kër yi di ko jox mburu astra fekk du lekkam léegi nag ñaari xeet yi ma yore nii bokkuñu mu ngeen mbonaat bi bopp bi day tëju day moom mënu ko tëj mais da koy wetal mais bu dee bii day tëj complément d'accord gis nga bii day tëj complément bii mënu ko bii nag moo gën a bari Sénégal
d'accord moom la ñuy gis partout ci Sénégal bu tawee. mais moom bu nawet jeexee war mën na suulu 9 mois du génn. waaw donc moom lay gars yi jël yore ko ci kër yi naan damay xaar sama monaat bu màgg fekk monaatu kii la monaatu ndox la monaatu ndox foofu gis day am wee. yi mooy wee yi nekk ci cat yi ba pare monaatu suuf day am ay griffe fii bi ci kaw. bu suuf bi waaw ba pare monaatu suuf bopp bi mënu ko wetal da koy dugal tout droit jël tànk yi nëbb ko ci. d'accord loolu moom mooy def différence bi. waaw donc pour ñu mën a xàmmee monaatu suuf ak monaatu ndox. monaatu ndox tamit am na bii beneen xeet la ba nga xam ne yaa ngi koy gis Tambacounda Kaolack ba Dakar. moom day tëju fii kii mën na dund dans les fi nga xam ne ay jasit dañ fay nekk parce que bu fa duggee day tëju nu ra xeex. tegu suuf bu ko defee jasit du ko gis. d'accord donc kii xeet ñaari xeet yi bokkuñu ah. voilà mais ci ndox rek la ñuy tolloo taay ndox la ñu ñoo bokk lu ñuy dundee nag. waaw d'accord voilà. après dañuy dugg nag des fois si suuf si. waaw suulu tuuti làqatu. waaw parce que dinañ di arrivé. comme nit ñi bu ñu leen ñoree si kër yi mën nañu def bu dugg des fois dugg si suuf si. normal. yéen nag moom xeetu monaat la bu nga xam ne ñu ngi koy wax Cyclanorbis sénégalensis wala ñu koy am na ñu koy wax ginaaru géej. waaw poulet de Gambie lañ koy wax ñoom. boo xoolee carapace bi dafa weex tal ni mais fii nii dafa nooy comme der. kii bi dafa waaw dafa nooy waaw dafa nooy dafa mel der moo si tegu amul carapace. ba pare bopp bi dafa gudda mu am musée bu sew. donc ñu ngi koy gis entre la fleuve Gambie ak Sénégal. bii nii xeet bi. donc ñoom tamit bokk na si xeet yi commencé disparaître ñu leen di aar tamit si béréb yooyu. donc ñu ne dañ koy yore fii pour mu mën a reproduire. bopp bi aussi niroowul ak bopp yeneen non ute naa même bopp yeneen ñi parce que bii dafa sew dafa mel ni bopp boo xoolee day mel ni bopp jaan day génn moom cou bi dafa gudd. mën na génn cou bi mën na génn lu toll 8 centimètres. d'accord waaw donc moom la ñuy wax tortue moire kii xeet la bu nga xam ne am na Sénégal aussi. fii ñu ngi koy gis fleuve Gambie ak Sénégal boo demee Kédougou da nga ko fay gis. dafay nekk waaw. moo nekk noonu am na nag bu ko gën a mag bi ñuy wax Tyrannosaurus. moo nekk nii baat bu gudd la am. ci espèces yu rares yi la bokk aussi. waaw tortue bool la mais yëpp si ay tortue Sénégal la. d'accord yëpp Sénégal am nañ ko. yëpp Sénégal am nañ ko kon ça veut dire que Sénégal ñun li ñu am si xeetu monaat bari na donc tey jii bi ñuy wax ne Sénégal ñun ñu ngi wax 11 espèces tortue. 11 xeet bu nekk bokk see sa morom géej yi ñeent la monaatu ndox yi am na lu toll 6. voilà donc xeet yi dafa bari léegi nag xeet yi bari yëpp moom la ñuy bëgg nit ñi xam ko. xam ñi am Sénégal ak différence bi lan la ak lan la ñu war a dundee. yooyu yëpp tout ça parce que yii yëpp suñuy espèce la. d'accord. tortue bi am na lu mu déranger de. xam nañu bassin bi non non yow moom mais dafa xaw a soxoon nag. wallaahi da day yaakaar ne sax. ñu koy attaqué. waaw. coquillage bi da koy lem. dégg nga seen topp. d'accord. yi moom bariwul lu ko gars yi di gis ah. déedéet. waaw. voilà tortue mool la. fi nga ni muy def nii di màtt. day màtt de. xeetu monaat la muy Sénégal bi ñuy gis en Casamance ñu koy wax Cyclanorbis boo xoolee monaat bi ci ginnaaw bi articulation bi day bouger. parce que en Casamance bu tawee taw yu bari ndox mi bari. wala mu war a traverser rivière yi day tëj ginnaaw bi pour magasiner air pour mën a flotter. donc moom la ñu gis ci xeetu monaat yëpp tamit aussi monaat la bu nga xam ne moom day bu nenee moom day nenam ci tàgg da koy def ci xob yi nag bi ñu commencé nëb tàngaay boobu moom mooy couver ay nenam moom du suul moom rek moo dul suul nenam ci xeetu monaat waaw parce que comme moom fu mu dëkk ci Casamance dafa amul assez de soleil système boobu lañ ko jagleel pour nen ñi mën a toj Casamance nga koy gis ay Guinée Bissau ci àll yi mais xeetu Sénégal la aussi yëpp
léegi yii nag moom day xeetu menace étranger la. ñi nga xam ne c'est des tortues d'origine Kenya. ñi nga xam ne dañu nekkoon ci dëkku tugal yi. seddaay bi moo tax ñu indi leen fii. foofu beneen part. léegi nag ñu koy indee fii ñu war leen acclimater pour fexe ñoom tamit ñu mën a jur fii moo tax ñu indi leen fii. donc ay xeetu monaat la yi nga xam ne ay monaatu rare lañu donc moo tax dañuy am ay taches nii. taches yi boo xoolee dafa mel ni comme léopard. moo tax ñu tuddee ko tortue léopard. donc moom moo nekk ni tortue léopard moom tamit monaatu suuf la. mais xeet la bu nga xam ne yaa ngi koy gis fii yaa ngi koy gis. mais bii moom du sénégalais. non du sénégalais. d'accord du sénégalais mais xeet la bu nga xam ne xeetu Afrique la quoi. donc Kenya nga koy gis. tortue bi benn diplomate moom moo ko moomoon. mais tortue bi bu fekkee ne dafa lekk bu bari. ngeen nu muy tegoo day def le dos de dragon day def ay carapace bi day ëpp. day déborder c'est parce que lii yëpp alimentation bu riche moo ko indi. parce que nit ñi dañ koy yor si kër yi du ñu xam ni ñu koy jox mu lekk bu lekk bi ëppee day ëpp lii léegi lii nag day dem ba nga xam ne carapace bi diisaayu carapace bi. day tax tànk yi dootuñu ko antal. d'accord muy soog a ñëw fii mënul woon dox. waaw après ki ñu ko jox ñu ko joxee ñun ñu jël ko. casser régime alimentaire am. ba pare defal ko ay roulettes par exercice. muy def ay exercice ba léegi tortue bi mu mën a déplacer wu. parce que carapace bi moo gënoon diis yaram. donc normalement roulettes yi dafay wàññeeku. donc roulettes yi nekk si kii bi dafay wàññeeku. non léegi mënul wàññeeku mais graisse bi mooy wàññeeku. graisse bi na wàññeeku parce que boo lekk bi bare fi day am ay couche de graisse. d'accord léegi alimentation bi ngay casser pour couche de graisse yi mën a wàññeeku si biir carapace bi xaw a oyof tuuti. léegi defaraat léegi mu am espace bu mu déplacé day defaraat tànk yi muscle yi. d'accord léegi monaat bi mën a commencé déplacé parce que bi muy soog a ñëw fii. loolu moo taxoon borom jox ñu ko. ñu koy jox boobu moom jaaxle na mu ne monaat bi mënatul déplacé wu. mu yëkkati mu ne comme xaw ma si dara bàyyil ma jox leen ko mu jox ñu ko ñu déplacé. boobu léegi mi ngi dox normal. léegi mi ngi dox normal. donc bokk na tamit suñuy liggéey des fois dañuy faj tamit ay monaat yi nga xam ne dañuy feebar ni ñu koy indil ay carapace yi nga xam ne dafay toj yàqu bala mu daanu bala ñu machine jaar si bu tortue bi deewul macha allah mën nañ ko indi fii ñu faj ko bu mu wér defaraat carapace bi ak résine. damay faral di gis nit ñi di naan monaat dafa am doole jël ay saako ceeb di ko teg ci kawam ay ponkot di taxaw ci kawam loolu est-ce que am na lu mën a wàññi monaat bi. bon loolu dina wàññi monaat bu wax nag parce que monaat bi dina ko yëg nit ñi dañuy wax ne du wàññi dara mais monaat bi dina ko yëg. parce que monaat bu fekkee ne moom comme par exemple defagul 100 kilos. wala monaat bi def 80 kilos nga jël lu ëpp moom poids am teg ci kawam monaat dina def mu yëg. da koy yëg waaw. d'accord donc nit ñi bon boo xoolee yooyu yëpp ay kiiwu olof la quoi. donc am na tamit ñi nga xam ne yàlla waaye dañ bi ma nekk am monaat bi suñu maam dañu daan toog di fóota yooyu tout ça. donc yooyu yëpp boo xoolee c'est parce que yaa ngi traité maladie si beneen façon bu nga xam ne baaxul peut-être maladie bi mu ngi koy dund di ko souffrir mais yow doo ko xam. doo ko xam parce que gars yi bu ñu gisee monaat li ñuy njëkk xalaat rek mooy taxaw ci kaw quoi mu yóbbu la. waaw donc loolu geste la daal bu nga xam ne tamit rafetul. nit ñi dañu ko war a éviter. parce que man moom laay wax nit ñi toujours bi ñu ñëwee. dama naan leen moytu leen di taxaw bu monaat bi respecté leen ko parce que li nooy la. lu ñu amal njëriñ la donc comme amal nañu njëriñ tamit dañu ñëw rek taxaw ñu si kawam yéeg si kawam. donc loolu nekkul image sax bu rafet quoi. bu rafet waaw. bu ñu toogee comme nii fii dafa am yu weex ni ko d'accord waaw. léegi nag bu ñu nekkee fii dañ leen di dugal fii léegi fii nii dañ fi def 120 jours. bu ñu defee 120 jours fii léegi fii dañuy génne bi ñu génnee ñun ñu ñëw ubbi ko jël ko léegi bi ñuy génne dañuy juddu avec 40 grammes. ba 45 grammes moom la ñuy juddoo. léegi bi ñuy judd dañuy ndaw léegi nag bu fekkee dañuy ndaw léegi nag booba prédateurs yi ceel yi barrière yëpp dañuy bëgg a ñëw lekk si monaat yi ndaw. te comme fii dafa tëju
ñun bi ñu ko gisee gis ceele yi commencé tourner ñu ñëw fii jël leen yóbbu leen si beneen place bi ñuy wax nurserie bi nga xam ne foofu la ñuy denc bébé yi mais bi ñuy juddoo si naissance bi rek dañ leen di war a jël seen poids jël seen longueur xam ni ñu toll ba pare utal leen numéro pour mun leen topp waaw parce que foofu ñuy nekk noonu nekk na lu sensible moo tax ñu tuddee ko nurserie ba nga xam ne malade bi chaque weer war nañ mën a def mën nañ def suivi pour xam ndax lekkam baax na bala baaxul bala yooyu yëpp tout ça. d'accord foofu nañ fa am ñaata temps avant ngeen leen di dugalaat. avant ñuy dem di wàcc dañ def foofu ñetti at. ñetti at waaw ñetti at grand maximum. waaw ñu soog a wàcc. léegi tableau bi moo leen di présenté kii bi ni muy doxee nen bi ci biir donc ba muy toj donc boo xoolee comme ni ma wax dina def 120 jours. léegi ñi nekk ci kaw yëpp góor lay nekk ñi nekk ci kaw yëpp jigéen lay nekk ñi nekk ci suuf mooy nekk góor. parce que bi teg nen yi da koy yëgalante. donc moom buy nen automatiquement bu génnee benn dina xam ne bii góor la wala jigéen ak suñ ko remplacé wala jigéen ñi ñooy njëkk a génn góor ñi topp. en général góor ñi ñooy njëkk a génn. d'accord. yaa ngi gis yaa ngi koy jàngat góor ñi ñooy njëkk a génn parce que moom mooy teg ci suuf. d'accord. jigéen ñi nekk ci kaw. jigéen ñi bu jigéen ñi nekkee ci kaw parce que tàngaay bi muy togg. moo tax à partir de 30 ba 32 yëpp ay jigéen lay nekk. bu weesoo 30 ba 28 mu nekk góor. mu nekk góor. xëy na góor a gën a sedd. donc kabaat yi la ñuy làq bi léegi saa bi ñu xëyee nag yi matin bi dañ dagal ay fruits bala légumes jox leen ay carottes waaw dafa ne carottes râpées donc léegi bu ko defee chaque mois dinañ jël poids bi longueur bi largeur bi pour mën a xam ni ñuy doxee tous les jours. chaque mois waaw chaque mois ñu def suivi. d'accord. donc léegi aussi lii dañ ci former tamit ay nit comme ay éco-volontaires. dañuy gis tubaab yi bëgg a ñëw gëstu ñun li ñuy liggéey boo ñëwee tamit fii ñu formé la wan nañ ni ñuy toppatee mënaat ni ñu koy joxee mu lekk nooy defee suivi bi yooyu yëpp tout ça ñi nga xam ne des fois dañ nekk si wàllu biologie animale dañuy bëgg toujours di ñëw fii di def ay stage là. donc pour nekk en contact ak animaux bi parce que ñu bari dañ koy jàng mais dañu nekk en contact quoi. waaw voilà c'est ça quoi. léegi loolu tamit dina permettre ñu liggéey si étudiants yi. dinañ liggéey aussi avec école inter-état médecine et vétérinaire pour des fois bu ñu amee yenn problème pathologie santé yooyu ñu mën ko de yóbbu labo analyser ko mën a xam yan genre feebar la pour ñu mën a am ay solutions yu ñu koy fajee. donc yu si bari nag si faj bi tamit aussi ñun ñoo koy defal suñu bopp. parce que bi ñuy xoolee Sénégal tamit vétérinaires yi ñu si bari dañuy spécialisé wu si mammifères yi. comme wàll bi wàllu reptile la donc dañ si néew doole quoi. donc léegi ce qui fait que ñun dañuy def ay formation soigneur animalier yi nga xam ne dañ mën di topp yi di leen faj ko di leen di vermifuger déprager leen topp leen dañu daal bañu am problème. non moom année yi moom ñu génn moom macha allah moom amuñu feebar mais année 2016 bi moom la ñu amoon contamination quoi waaw parce que des fois nag nga am ngonaat bu nga xam ne dañ koy jëlee feneen dugal ko. ba dugal ko mu indaale feebar contaminé laal si cheptel donc bu fekkee ne defoo ko quarantaine lu yàgg bala isolé woo ko nga topp ko ba nga xam ne kii amul benn symptôme donc mu wóor la ne amul benn symptôme nga soog ko mën a dugal si yeneen yi mais bu amee symptôme boo ko dugalee rek mu laal élevage te bu laalee day laal lu bari lay laal loolu daloon nañu fi mais bu ñu fi dalee yàlla def nañu teel a yenn cas yi nga xam ne ñoo contaminé woon ñu mën leen écarter rapidement pour protéger yeneen donc dans ces conditions loolu ngay mën a def quoi donc loolu mooy seen jafe-jafe quoi donc ak des fois ay problème mu carence vitamine parce que bu ko amee des fois da ngay gis carapace bi day xaw a weex transparent ñu xam ne kii am na lu mu manqué vitamine wala yooyu ñu topp ko def jox ko vitamine des fois aussi tamit at bi di nga def nga vermifuger leen benn yoon tous les 6 mois pour parce que dañuy am ay vers yi nga xam ne day tax bu ñu développé donc yooyu yëpp da nga koy topp si wàllu suivi yu ndaw yi quoi. nekk nii sama kanam moom mooy Mao
surtout Maawa tortue la bu nga xam ne am na plus de 120 ans donc moom boo xoolee dund na 110 ans en captivité. après ñu soog ñu ko indil. léegi nag moom comme dafa dem ba magal léegi ñun dañ koy bàyyi moom li ko dese si dundam mu mën ko profiter pour mën a déplacer wu. parce que comme dañ ko tëjoon tëj yu yàgg takk ko boo xoolee moo taxoon ñu percé fii. gars yi dañ daan jël buum takk ko léegi nag comme mënul woon déplacer tamit yooyu yëpp de sujet léegi depuis mu nekk fii léegi bët ci gisatul bu baax quoi. comme bët ci gisatul bu baax boo ko boolee ñeneen ñi bu biy lekk tamit du gis lekk bu baax ñooñu dañuy lekk lépp loolu mooy problème bi. d'accord Lamine est-ce que bonheur bi nga nekk moom nekk bu yàgg dina dem ba xam nit di nekk ak moom wala. dina sentir say odeur say parfum say kii mën na bonheur bi mën na ko sentir. waaw donc xam ne yow mii si ñu koy toppatoo si nga bokk mais du mën a xàmmee. mais du la mën a xàmmee xam ne diw mooy ñëw nii. d'accord waaw c'est un animal vraiment sauvage quoi. d'accord. mais parc bi ñaata surface bi ñaata kii la. waaw parc bi toll na lu tolloo mën naa wax ne 16 hectares. 16 hectares. waaw 16 hectares mi nga xam ne village yu tortue ñu ngi ko aménagé si 2 hectares yi. boo aménagé village yu tortue si 2 hectares yi donc kon parc bi 16 hectares war na des 14 hectares yi nga xam ne ay plantes médicinales. yi nga xam ne tey jii parc bi bokkoon na si li tax village yu tortue nekk fi mu mën a dund. parce que ñun kat bi ñuy xoolee ba xool. xëy na njiit ñi nga xam ne tamit njiit ñi nga xam ne ñoo ñu njiite. bi ñuy njëkk a signé convention ak le service des eaux locales bokk na si loolu. parce que dañ ne ñun directeur dañu bëgg a installé wu si forêt bi pour mën a aar forêt bi tey jii. parce que tey jii peut-être suñu présence bi fi nekkee. ñun ñi nga xam ne ñun ñoo organisé nekk en tant que association. dañu mën a fexe tamit wax ak population pour mën a aar forêt bi. mais si. outil bi ñu ko teg mooy ci kaw village yu tortue parce que en ce moment village yu tortue la nga mënoon def un truc commercial bi nga xam ne tey jii nga mën a permettre nit ñi ak différentes espèces tortues yu fi am ak yooyu pour nit ñi mën di ñëw di visiter village yu tortue di visiter waa les réserves pour que ñu ko mën a xam. donc ñu defaree ko si anam boobu ba tax tey jii village yu tortue moo daal ëmb liggéey bi nekk si biir forêt bi donc. tamit taxul ñu ciy jàppale lu mel ni le sous-préfet de Sangalkam lu mel ni tamit aussi waa Eaux et Forêts ñu ciy jàppale avec le directeur donc population yi chef de village yooyu yëpp tout ça ñu ciy jàppale donc muy chef de village dëkk bi autorité tamit bi nga xam ne ñoo nekk dëkk bi ñuy religieux di politique ñoom ñëpp dañu ciy jàppale parce que lu fi mën a am rek day ñoom waxaat dëkk bi dem toog wax ak ñoom tamit lépp lu fi tamit ñëw te tamit ñu war ko liggéey tamit avant ñuy jël keneen dañuy jël si dëkk bi dañu wax waa dëkk bi donc loolu mooy suñu parce que ñun tamit si lañu bokk si dëkk bi sax lañu bokk mën na parce que tey jii ñun ñi dem nañ ba si dëkk bi tey jii ñu créé fi quartier village yu tortue donc quartier village yu tortue boobu mën na am man bon maa ngi fi ñëw 2000 donc tey jii bi may ñëw si quartier bi ma nekkoon tey jii amul woon dara léegi bu ñu demee ba ñu ne dañuy def découpage bi ñu ne bon nañuy nommé ay délégué de quartier man mii tey jii délégué de quartier la tey jii quartier boobu village yu tortue la tudd. super donc tey village yu tortue bari na lu mu jur. ba am na njëriñ daal voilà mu ngi gën a yaatu daal. parce que tamit année bi service Eaux et Forêts tamit liggéey na fii si biir forêt bi ba tax tamit mu mën a am lu tolloo 7700 plantes yi nga xam ne yóbbu nañ ko di planté gi def dëkk bi donc loolu ñu ngi si et puis tamit ñu ngi jéem a réaliser yeneen projet comme ay projet am na benn serre bu nekk si bunt bi. ñu ngi serre la bu nga xam ne pépinière la bu nga xam ne dañ koy def pour mën di ko jaay nit ñi pour nit ñi mën ko jëriñoo. ci wàllu gàncax bu ñu mën a lekk ak yooyu yëpp ñu ngi si biir. donc yooyu yëpp ñu ngi daal aussi am yeneen projet yi nga xam ne ay aire de jeu. bëgg nañu aussi nag aire de jeu ñu ngi ay projets yu demee noonu pour xale yi ñu defal leen fii aménager leen. ay parties yi nga xam ne mën nañ fa fooyee yéeg comme daal communes yi ni ñuy aménager en Europe seen xale yi mën a am fi kenn fi ñu mën a génn foo yooyu yëpp ñu ngi koy
aussi tamit bokk na ci projet yi nga xam ne souhaité nañ ci am ay partenaires yu ñu jàppale. donc am nañ tamit ay projets yi yàggul comme clinique de la tortue parce que yooyu yëpp dañ ko war a créer pour mën am clinique bu nga xam ne c'est moderne dañu mën a dugal tortue dugal leen ci vitre di leen di faj. mu nekk salle de soins bu normal yooyu yëpp bokk na suñu tey ji liggéey. ba aussi tamit salle audiovisuelle. bu nga xam ne salle bi nga xam ne ku ñëw mën nga di seetaan lu nga xam ne documentaire ci wàllu environnement tortue rek lay nekk. donc loolu tamit bokk na suñu projet. et tamit le grand souci qu'on a nga xam ne tamit aussi ça comme là actuellement cette année-ci je vois avec l'hivernage on a des hivernage bi nawet bi dañu am ay jafe-jafe toiture donc nga xam ne fu mu nekk nii tamit ñu ngi xool di wër si wàllu partenaires yi ñu am ñoom ñoo ñu mën a jàppale bu ñuy def la toiture bi nga xam ne moo ëmb bâtiment bi donc parce que bâtiment bi ñu ngi tudd le centre Théodore Monod te Théodore Monod bu ñu ko xoolee gëstukat bu mag la bu nga xam ne xam nañ ko si wàllu bind si environnement ak wàllu téere parce que tey ji université IFAN moom servir na fa donc moo tax ñu jël centre bi ñu tuddee ko ko tey jii donc maa ngi fait appel à tous les Sénégalais lu nit mën a jàppale mu jàppale si pour ñu mën a réaliser le toiture du centre Théodore Monod. ñu ngi lay jaajëfal bu baax kontaan nañu. waaw merci.